position mouvement bi mooy position bi mu amoon bi muy sosu même position boobu la garder ba tey mouvement bi musul soppi fusil d'épaule musul soppi xar kanam maanaam position mooy c'est un mouvement équidistant maanaam bu nga xamante ni dafa sori lépp luy parti politique la ko loolu ak benn parti politique nekk position mouvement la boo xamante ni jàppale wu opposant bi au pouvoir jàppale wu ki nekk au pouvoir mu rester au pouvoir mouvement la boo xamante ni dafa carrément dañu faral di gis ci suñu réew yi opposition bu ñu nekkee opposition dañuy am benn maanaam dañuy yor jikko wutkat mënuloo ko juger tant que amul parce que tey ki fi nekk tey sénégalais yëpp ñu ci bëree bëri ñun moom xam ne nit moom da nga koy xool rek xam mooy kan musuñu am benn yaakaar ci mu ñëw nekk ki ñu doon xaar te mu booy xool ci suñuy discours dañu mës a wax askan wi gëm leen seen bopp du benn nit mooy ñëw soppi dëkk bi mais askan bi ci boppam ñooy mën a soppi dëkk bi waaw bu ñuy wut dañuy neex deret dañuy mën a neexal dañuy mën a naxtaan mais bu ñu amee rek wane ji ko jaam waaw moo tax ñun tamit dañuy fas yéene nekk contre pouvoir bu fekkente ni c'est-à-dire contre pouvoir ci sens boobu suñ la joxee pouvoir parce que le pouvoir c'est le peuple li may faral di wax naan ñi ma fekkee xam Moustapha Niasse Tanor Dieng Macky Sall amul lenn lu ñu defal Sénégal lépp lu ñu mës a am ñoom Sénégal moo leen ko jox defal leen ko mais ñoom amul lu ñu mérité lu ñu jox seen bopp ñoom lépp loo xamante ni doon nañ ko wala am nañ ko Sénégal moo leen ko jox ñooñu bu ñu wëlbatiku waatee jàppaat peuple boobu di am lu ñuy doxaleeg ñoom mënuloo nekk lu dul contre ñoom pas seeni nit mais seeni jëfin ak seeni jikko workat ak seeni malhonnêteté moo tax dañuy fas yéene saa su ne jàmmaarloog ñoom luñ ci góobe nag gar ko. D'accord. Est-ce que pare ngeen parce que waa ji moom am na arsenal bàyyi yéen ay marche ngeen faral di def waa ji moomul arsenal yi ndax arsenal yi c'est notre armée suñu armée nationale la suñu gendarmerie nationale suñu police nationale waaye ci ay njëgënam la ñuy wéy. ñu leen di fay ci le contribuable sénégalais li may cotiser nga koy cotiser Equivox ña fay liggéey di ko cotiser maire bi jaay caaf di ko cotiser di fay juutee ki taxe loolu lañ leen di entretenir ñu nekk ay sénégalais comme ñun amul benn nit bu yàlla sàkk may la nga ñu xëy ne dalal ci kaw askan woowu ñoo ñu def ko policiers yu ñu yor duñu policiers yuy rayaatee ki def yu du n'importe quoi ay doomu ay sénégalais la ñuy jóge ci kër yi bokk ak ñun ndey ak baay nekk ay frère ku yaakaar ni bés boo fi naree def say yëfu dof mën nga ko yaakaar ci armée bi wala ci police bi wala ci gendarmerie bi pour ñu matee dal ci kaw askan bi ci te guur yaa ngi nax sa bopp et dama lay wax lenn sénégalais yi duñu tàppet su fekkee ci nappeem yooyu ak xuuxalam yooyu la ko bëgg a wekk fi lay fekk sénégalais yi man en particulier ak ñi may àndal fi la ñuy fekk amut lenn la patrie ou la mort waaye dañuy dellu di leen sensibiliser ñu bañ a topp politiciens yi nga xamante ni faalewuñu Sénégal gëmuñu leen ñoom tey ki fi nekk njiitu réew gëmul police bi gëmul gendarme yi ana ay doomam doomu Macky Sall newul policier wala gendarme doomu Macky Sall du marche xamul luy marche ñoom dañ leen di dellu di leen sensibiliser waat di leen ñaaxaat ñu xam ni bés bu leen Macky Sall defloo ay conneries ñu def ko ñoom ñooy weetaat duggaat ci kër yi fekkaat fa seeni frères yu gaañu duggaat ci kër yi fekkaat fa seeni cousins yu gaañu kon nañu xool bu baax a baax lu ñuy def te dafa amul kenn ku ko jarul benn sénégalais jarul ay sénégalais taxaw di gaañante amul benn sénégalais bu ko jar surtout sénégalais boo xamante ni sénégalais yi dañoo cotiser lépp lu ñu amoon am ay fukk ak lu topp lu ñàkk seen bakkan pour jëlee fi lu fi nekkoon mu ñëw gën a yées indi lu gën a yées kooku dafa jarul dara
policier bu ko xamul wala gendarme bu ko xamul man je me dis que ni dañuy dolli rek di leen ñaax di leen sensibiliser ñu xam ni bés bu ñu toppee ndigalu kum mën a doon ba dal ci kaw askan bi bu ñu duggaatee ci kër yi seeni rakk lañ fay fekk ñu damb wala ñu gaañu wala ñu blessé waaw bu ngeen ñu bëggee dégg ci loolu ngeen ñuy bëgg a dégg ñan ngay wax ñan buñ leen déggee rek waaw je suis désolé du ma ne askan bi parce que depuis ce matin gis nga ma demal nga jëli fii benn leader ci Sénégal moo ñemee nekk ci scooter di wër di dugg ci garage mécanicien yi di dugg di jàmmasanteeg nit ñi ñu lay bëggee di la show love amul c'est-à-dire nañu bàyyi naan askan bi xam na luy yaanaamaar xam na ñan ñooy yaanaamaar xam na luy njëriñu yaanaamaar. comment perte vitesse. léegi c'est-à-dire il faut que ma comprendre rythme bu ñu doon dawee. bu baax a baax c'est-à-dire mooy li ma lay wax rek xam nga aussi nous avons une presse dañu am presse boo xam ne dafa nekk tamit ci lu sensationnel balaa ñuy wax ci yaanaamaar rek il faut qu'on parle d'argent. voilà ñuy wax ci Y'en a marre rek il faut que ñu ne marche am na mais depuis 2013 Y'en a marre deful lu dul ay activités mais bu fekkee ay activités citoyennes la presse n'en parle pas bu baax a baax ba ci financement yi ngay wax nii tey jii nii waroon nañ weesu foofu ndax à chaque fois depuis 2013 bi ñuy liggéey ak ONG yi bu ñuy jot financement dañuy def li ñuy njëkk a def mooy conférence de presse coût bi mu ngi toll ci nangami millions. nii ak nii lay demee wax ko presse bi mais doo gis ñu relayer ko. kon presse bi daal ñoo teg dëgg seen tànk. mais parce que intéressé wu leen du kilifa moo génn wax benn wax boo xamante ni wéy wala du kilifa moo génn dóoranteeg policier bi wala du intéressé wu leen. est-ce que yéen tamit nekkul ne loolu ngeen waroon presse bi au départ moo tax loolu rek la ñuy xaar ci yéen. déedéet presse bi wanuñu leen loolu mais des fois da nga naan ban dëkk nga nekk dañu am. encore ci wax ji du ñëpp c'est pas tout le monde mais il faut que encore suñu journalistes yi dem góorgóorlu jiwaat ci nan la ñuy joxe askan bi information nañu bàyyi di nekk ci li nga xamante ni lu sensationnel la jël benn Simon jël beneen député feeb teg leen ñu jàkkaarloo xastante waxante wax yi dof député ba wax yu xeeb li yooyoo leen neex woy Y'en a marre dégg naa 395 millions te ñu comprendre bu baax xam ni que ni c'est de l'argent boo xamante ni c'est destiné à un programme ou à des programmes ñu war a taxaw ne askan wi lii état di wax ay waxi caaxaan la. mais dégguloo li ma la wax. saa bu ñuy jot. mais waaw. point de presse bi mënul génn fu dul journaliste ya ñëwoon génne ko ñun mënuñu ko génne da ngay dem xam nga suivi bi mooy lan xam nga ñan ñoo am suivi mooy par exemple tey état am na suivi bu bëggee communiquer ci benn affaire dina am suivi dina taxaw communiquer ba pare jaaraat ci ginnaaw presse bi ku ci nekk mu jox la enveloppe. maanaam da nga bëgg wax ne journaliste dañ leen di jënd. je ne vais pas dire journalistes yi dañ leen di jënd. Je pèse bien mes mots. Je ne vais pas dire que tous les journalistes sont des corrompus. Je ne vais pas dire aussi que tous les journalistes ne donnent pas ou ne transmettent pas la bonne information. Mais malheureusement, dañu nekk ci dëkk boo xamante ni su amee benn journaliste bu bon buy xëy di wax lu bon sax nit ñi ci loolu la ñuy focus. Mais ñi nga xamante ni ay journalistes de métier lañu dañ ko jàng. ba pare am éthique déontologie ak morale ñun xam nañu leen je peux en citer beaucoup mais dama ne je sais pas si c'est les journalistes ou leur patron parce que tey journaliste bi dina dem reportage bëgg a génne patron bi ne ko noonu bàyyi dëgg ci tànkam kon on peut dire que c'est les patrons de presse boo ma nee certains ou beaucoup de patrons de presse sont corrompus je suis dinaa la rejoindre mais je ne vais pas dire que les journalistes sont des corrompus ci kaw la mais na journalistes yi aussi xam ni tamit liggéey la doo ma jiite ba tey di jël sama li nga xamante ni moo may def da lay jaral nga bàyyi
am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur mais nga xëy revue de presse Sénégal dëkku revue de presse la te il faut que ñu jàngal leen xamal askan bi lan mooy revue de presse c'est-à-dire gis nga li ñu war a waxtaanee waat ci dëkk bi dafa bari parce que ñu ngi réeral sénégalais yi damay romb ay nit ne way gars yi dégg naa dañ leen jox 350 millions Ahmed Aïdara moo ko wax kon dëgg la Ndiaye Dos moo ko wax kon dëgg la c'est-à-dire ñoom comprendre luy revue de presse il faut que ñu xamal leen ko ba pare ñi koy def xamal leen tam lan mooy revue de presse. bismillah Y'en a marre dégg naa jot nañu 350 millions état wa ko wax c'est-à-dire attends quoi c'est vrai que revue de titre la ñuy def il faut revoir ça ñu ngi sonal askan bi di sonal sénégalais yi contre ma lu waaye def contre ma mais bu fekkente ni nous tous nous sommes animés de bonne foi Sénégal la ñu ñor Sénégal la ñu tax a jug nañu bàyyi caaxaan bi. waaw politique gu Sénégal dafa soppi xar kanam depuis 2013 ndax boo ko seqee koo xamante ni du demee xel doole lay demee dëkk boobu toujours dóorante fay am xam nga di dóorante bay dóorante ci seen biir gis nga ci seen investiture bi ñuy investir seen candidat ñoom ca seen biir di xaañante ay chaise c'est-à-dire loolu la ñu xam c'est des sauvages. loolu la ñu xam dóorante c'est-à-dire taxawuñu mënuñ la convaincre ci débat mënuñ la convaincre ci waxtaan ci lenn lañ la mën a convaincre mooy jaay la doole dóor la bu leen fàtte ni ki fi nekk tey président de la république addunaam yëpp daf ko forcé nekk na fi premier ministre war a voté fàtte carte électeur am forcé voté léppam forcé la xool leen ko bu taxawee di wax yan lay wax menace kese lay def ci moom laa gis président boo xamante ni ba léegi il croit toujours pas qu'il est président de la république fu mu waxee ne dinaa leen wan ni may président de la république arrête yàlla la ko def ak ton peuple yow kese ak ñi nga àndaloon ak ku mën a doon mënuloo def sa bopp président respecte ton peuple te nga delloo si waat sa xel delloo si waatal sa xel ñi ngay def dara jaru ko nguur jarul yenn yi fii kenn ragalu fi kenn xofu kaso yi multiplier ko par 20 te xam ni di nga ci dugal ñëpp bu fekkee da nga ne bugguloo ku wax yi nga nekk di def daañu wax yi ngay def yi nga fi bëgg a indi du jàll ay surveiller internet bi tey la nit ñi gën a mën a wax li ñuy wax ci internet bi soo bañee sénégalais yi wax attends soppil doxalin mais attends bu fekkente ni kon liñ lay waxal neexu la mais xoolaat ko kon pose-toi la question qu'est-ce qui ne va pas man li ñu may waxal nii bu ma toogaatee dégg ko neexuma te man maa koy def mais ba ko moo gën ngay utiliser ay force pour lan nga war a mun a ñëw fekk askan bi di leen tëjee ko di leen dóor lan moo tax nga ragal adversaire ñi nga tëj ci kaso bi tëjji leen nga bàyyi leen ñu joŋante ku nekk natt sa doole luubal gi nga nar a luubal élection yi sénégalais yëpp xam nañ ko te pare nañ ko bàyyil élection yi ñu transparent libre nga génnee fichier électoral bi li nga bëgg nit ñi dem ceeg yow duñ ci dem ak yow sérieusement avec tout le respect vous êtes le président de la république boo ko gëmul ñun gëm nañ ni vous êtes le président sérieusement yàllaa la fi taaj ci xeexu askan bu bañ tamit ba nga taaju kon li nga fi bëgg a teg baaxul amul sens dama lay wax en tant que peut-être en tant que frère bàyyi li nga bëgg a incarner ça va pas passer du jàll vous ne pouvez pas nous intimider à bon entendeur salam